asalaamaaleykum mbokk yi. asalaamaaleykum gars yi di leen jaare donc loolu ngeen dégg noonu mooy rajo Benno Bokk Yaakaar fii ci sunu Afrique donc bu ngeen déggee loolu donc cabine technique bi effectivement El Hadj Ndaw moo ñu ko yoreel El Hadj sunu Afrique donc ñu ngi fii ci studio sunu Afrique donc rajo yi c'est comme ça bon yow tuuti man tuuti donc man it ñun nit ci lañ bokk donc bu ñu defee ne rek rajo bi ñenn benn boor la demee donc demee boor. fii Carrefour bu rëy la ñëpp fi daje donc gars yi c'est vrai xam naa ne xol yaa ngi tàng jër mais aussi ci la bokk am na aussi ñi nga xam ne aussi bu ñu leen daa déglu bon neneen la daa demee donc en tout cas ñu ngi fii di jéem a rek obscurité bi nga xam ne moo nekk ci diggante nit ñi aussi li nga xam ne ñi nga xam ne bëgguñu gis alors ñooñu rek la ñuy jéem a niital ci kanam vraiment di xool vraiment pour ñu gën a xam réalité yi et puis ba ñu dugg ci yenn kii yi nga xam ne vraiment xam nga mais loolu nag yàgg na mais ñun nag li ñuy def rek mooy leeral voilà donc dañuy ñëw rek di commenter actualité bi donc loolu la ñëwuñu fi pour xuloo ñëwuñu fi pour xeex ñëwuñu fi aussi pour xasante kenn voilà donc ay réalisation au président de la République son excellence Macky Sall moo ñu fi indi et surtout aussi accusation yi nga xam ne amul bopp amul genn voilà wax yi nga xam ne vraiment tegul fenn ñu teggi ko teg ko fële sànni ko vraiment mooy li ma wax rek obscurité bi jël ko teg ko fële bon ku bëgg a gis nag bon naaj waa ngi leer nañ donc xam nga c'est très facile donc xam nañu aussi temps yëpp accusation yu bari gis nañ ko dégg nañ ko mais surtout suñu benn camarade bi ñuy wax Thérèse Faye bon teg nañ ko lu ne naan que dafa bëgg a wàcce Sonko loolu bon je crois pas que ñun nekk nañ ci position boobu ñun comme ni ñu ko waxee xuloowuñu xeexuñu donc intention yooyu amuñu ko donc ñi ko wax foo wax ja jóge foofu la dëkk donc ñun waxuñu loolu Thérèse Faye aussi la démenti donc loolu baatu beneen soxna rek lañu jël teg ko foofu di jéem a imiter Thérèse Faye te loolu xam nga waa APR wala Benno Bokk Yaakaar àgguñu foofu voilà donc c'est le Sénégal seul qui est là loolu jeex na tàkk donc ñi am seen problème xam nañ leen voilà ñi am seen problème xam nañ leen et puis gëmuma ne que bëgg nañu ñu dem ci élection xam nga doo yoree momentum moo di ñëpp di wax say wax ñëpp di wax kii kan la ñëpp di kii et puis léegi nga jàll parrainage tu vois jàll parrainage ñëw di proposer nit ñi ay boycott vraiment loolu amul maanaa voilà loolu amul maanaa parce que situation oblige parce que ñun ñëpp xam nañu li xew Sénégal tey voilà détournement yeeg saaga ñu doon saaga nit ñi yeeg kenn ñemewul woon wax ku wax ñu ne la détourné nga ku wax ñu ne la sàcc nga tey loolu dafa commencé feeñ voilà donc c'est exactement ça loolu moo fi nekk donc maa ngi jéem a seet sama benn gan bi war a
wootee depuis le Sénégal donc pour ma seet fu mu nekk sinon bu moo ko jotul aussi mu dugg ci yeneen domaine voilà donc El Hadj boo mu mën a tegal tuuti musique donc voilà merci. problème yu rëy yu mu war a lijjanti yu bileen les échos benn journaliste bu jigéen bu ñu naan Michel Damsen dëkk ca Londres moo bind ab article boo xam ne wax na ca ne Ousmane Sonko da doon jëflante ak waa Tullow Oil di benn société bu yëngu ci wàllu pétrole ak gaz te jëflante ba tegewuloon ci yoon yéenekaay bi dañu xibaar boobee Les Wood mi directeur financier bu Tullow Oil dëggal na ko dañoo déggoon ak Ousmane Sonko ci ne danañu ko jox $195,000 ngir mu seereel leen seen wàllu campagne communication ci yooyu la jamono contrat Rufisco Offshore la société ba bëggoon Abdoulaye Wade xañoon leen ko joxoon ko waa Petrotim journaliste bu jigéen bi bind loolee ca Londres bind na ne société Tullow Oil joxoon na Ousmane Sonko xaalis société ba ñaar la ñu ciblé woon ci Sénégal mu di Oxfam ak Ousmane Sonko libération nañu Ousmane Sonko njiital Pastef dafa mel ne kusal mu jëmale kaw guddi yu ñu toll ndax am na leneen coow lu garaaw lu wunniwaat lu ñu koy tuddoo ci Atlas ak ndono yi titre foncier 1451 ay kayit ki dossier yu ñu signé ci mbir mi libération xëy na génne lépp ci page 4 léegi ko yéene kaay ne aduna bu tukki walbatiku na ndaxte Ousmane Sonko tamit day benn journaliste bu jigéen daal dina contourné ca Angleterre ne Ousmane Sonko kon dafa laale day ak benn société pétrolière Tullow Oil xam nga société boobee waaw Abdoulaye Wade da leen def woon ñuk dem jël Petrotim journaliste bu jigéen bi ne société boobee dem na ba ceebal Ousmane Sonko mi ne $195,000 daanaka $100 millions laa la wax ëpp na ko yéene kaay gi ne ñi yëngu ci wàllum pétrole day ñi ngi suñu présidentiel ba de maa la ko wax xam nga Abdoulaye Wade day daataan noon Frank Timis Petrotim Tullow Oil oh waaw ok yaa ngi ci biir rajo bi sax quoi donc allez-y Omar bismillah. waaw allo mbokk yi maa ngi leen di nuyu Baboy yaa ngi ci studio bi yëpp. di nuyu mbokk auditeurs yi déglu. doon ñëw rek aussi di fàttali askan wi xam naa sax ñoo ko doon déglu yëpp pour programme mu le 15 février bi incha allah mu di nuit du Sénégal émergent bi ñuy fas yéene def. incha allah pour indi fi Fatou Guewel Diouf ak Khadim Mboup ak Abou Thioubalo ak Bousso Seck. di ci woo askan wi ñëpp nag ñu ñëw rawatina ñi nga xam ni ñoo nekk ci parti bi di APR yëpp rawatina tamit waa coalition Benno Bokk Yaakaar waaye di ci woo communauté bi yëpp ndax l'émergence d'accord programme président de la République bu mu initié mais nekkul loo xam ni président de la République moo ko moom kooku c'est pour tout le Sénégal donc nag kon ñoo ngi ci woo ñëpp incha allah ñu fas yéene ci ñëw ren nag dañ ko def benn tournée boo xam ne 3 états lañ ci jël muy le 15 New York le 16 Washington le 17 Atlanta
donc nag ñoo ngi ci woo ñëpp incha allah entrée bi $60 lay doon ñoo ngi koy defee ci National Black Theatre à partir de 21h xam naa dinañ ci ñëwaat ci yeneen émissions yi di ñëw incha allah fii ba le 15 février moom ma taxoon maa ngi woote woon pour dugg ci rajo bi jàllale ko di leen saluer bu baax aussi di leen encourager ci seen taxawaay ak ni ngeen taxawee di jàppale parti bi pour la réélection du président de la république ndax àdduna noonu la sànq lañ bu maasee rek wat weer te Macky Sall ku yaatu la asamaan la kenn bët bi ca buuxante fu waaye taxaw rek na nga dóor ndax wolof nee na taal bu taw tàkk wet gu nekk lañ koy xambe bu ngeen xambe fii ma xambe fii ñeneen xambe fee tubarkàlla te majorité bi yàlla jox na ko président de la république kenn noonu àggale suñu sago rek te yàlla may na ndam lu sedd guy ginnaaw loolu ñun ñëpp nu àndandoo falaat son excellence monsieur le président de la république merci beaucoup merci Omar Diaw Seck merci donc gars yi dégg ngeen communiqué boobu donc le 15 février donc fii ci New York képp ki nga xam ne yaa ngi ci boor yi loolu sa invitation la maintenant aussi rajo yi di ñëw incha allah danañ ci gën a ñëwaat quoi voilà donc pour delluwaat rek ci li nga xam ne moo xewoon Sénégal mooy Sonko bi nga xam ne moo tourné woon képp ku wax Sénégal daal amal na la réponse donc li fay événement bu fa mas a xew daal defoon na ci làmmiñam mais tey làmmiñ jooju da ko toppaat donc c'est exactement ça simple is that léegi dafa am li nga xam ne que wax na ko te def na ko te léegi Sénégalais yëpp a ngi xaar réaction wu Sonko pour mu ñëw mu wax ak nit ñi situation bi lan la donc xaalis yu day nii ak suuf yu day nii vraiment duñu la ko moom la voilà merci teel ma ko voilà donc ça tombe très bien sama invité ñëw na ci ligne bi donc je tarderai pas dinaa ko jël léegi donc Ibrahima Sène mooy secrétaire national chargé des questions économiques foofu ci parti boobu ñuy wax PIT donc muy ñu bokk ci benn coalition bi ñuy wax Benno Bokk Yaakaar donc di jàppale son excellence le président de la République donc mu nekk fële ci Sénégal donc Ibrahima Sène ñu ngi lay ziare man la Baboy Kane fii ci New York. maa ngi lay nuyu Baboy. maa ngi lay nuyu di la ziar. voilà donc merci dugg ci li nga dugg ci antenne bi xaw naa la présenter mais dama la xaw a présenter rek mais léegi dama bëgg nga mottali présentation bi. nga wax sénégalais yi surtout diaspora bi nga xam ne ñoo toog tey di liy déglu Ibrahima Sène mooy kan. waaw man Ibrahima Sène mooy sama tur maa ngi juddoo Ndar jàngee Thiès ak Kaolack jóge fa jàngee Union soviétique ñibbi si Sénégal liggéey tuuti ñëw Amérique Michigan jàng fa économie man ingénieur agronome agroéconomiste la léegi maa ngi retraite politique parti indépendance du travail la bokk mooy pays de Sénégal bokk ci njiit li ñu dénk mooy cëru gëstu ak toppatoo mbiru économie ak social ci biir parti bi voilà monsieur Sène donc présentation bi day na donc aussi ñu ngi remercier aussi suñu camarade ak sa camarade bi nga xam ne moo nekk fii ñu koy wax Idrissa Sylla mu ngi fi def lu jéggi dayoo li nga xam ne moo jëm ci communication surtout ci Facebook bi ak di fësal surtout réalisation président de la République ak li nga xam ne vraiment ñoo nekk ci ginnaaw mooy Benno Bokk Yaakaar bi yëpp vraiment fii moom naw nañ ko te puis li ñu fiy def ñu ngi ko ci remercier bu baax a baax donc sa camarade la et puis moo def lii ba ñu am la donc ñu lay remercier bu baax a baax mais sans tarder monsieur Sène dañuy dem ci li nga xam ne moo xewoon temps yi yëpp mooy parrainage bi donc parrainage bi defe naa première partie bi bon déjà commencé na leer am na ñu bari ñi nga xam ne c'est des recalés mais am na ñi nga xam ne aussi jàll nañu mais man li ma jaaxal rek moo di que les recalés bon ñoom ñëpp engouement bi ñu amoon pour dem ci mais finalement léegi dañuy gis que gisuñu kenn ki nga xam ne génn na jàpp ci yàlla ne vraiment man vraiment aw ma liñ ma laajoon mënu ma ko am mënu ma ko dajale génn rek sportivement
nekk lii moo tax géewul mais dama gis ñëpp képp ku génn rek da ngay frustré wu taxaw di saaga way du nii dañuy boycotté élection yi ànduñu ci lu ma bëgg a xam rek lu waral loolu quoi. mais li ko waral moom vraiment jafewul comprendre. gis nga sénégalais moom mu nanguwul ñàkk bëgg na wërite. waaye bëggul kër gaaña ko. loolu mooy malheureusement ko sénégalais bëgg na daal toujours lu muy def rek moom mooy kañe mais lii boo ñëwee ci parrainage bi. ñu ci bari yaakaaroon na ni bu ñu amee xaalis rek parrainage dana yomb ci ñoom. ndax dañu yaakaar ñuy bari de tax waa Sénégal yi den jënd leen yomb na boo leen jëndee rek wala joxe xaalis ñu parrainé la waaye ban demee ñi nga xam ne yaakaaroon nañ ne xaalis mën na leen jox pare par exemple Bougane Gueye Dany joxe na xaalis ba ni am na 900,000 parrain ba mu demee yegg amul sax 53,000 yu normal kon bokk ñi jéem a nax Sénégal yi ñu leen nax dañ leen di wax ne yéen a fi ne te yàlla xam na ni dañuy fayu ndax dañ leen a bëgg a jënd ku leen bëgg a jënd itam ñëwoon la ni ñun yaay ñàkk sa xaalis rek waaye doonu jënd mais ñi nga xam ne dugal nañu xaalis du jax du xaaj te leen doon seet gisuñu ko loolu moo tax ñu saalit or ñi nga xam ni am nañu nit dëgg boo seetee pur bu Issa Sall mi ngi wéeru ci Moustarchidine fi pur Sénégal kooku buñ ko jàppalee du am benn problème moo tax it amul benn problème Sonko ku ne xam ne ni ci Ibadou Rahman la wéeru ak mouvement étudiant musulman du Sénégal te ñooñu ñu ngi fépp ci Sénégal ak ci diaspora bi ñooñu ku nu Sonko mënul woon ñàkk mu am parrainage loolu man yàgg naa koo wax Idriss Seck boo amul woon parrainage dana ma jaaxal ndax même yàgg na fi te fu nekk am na fay militant kon bokk li ñu ko recalé woon du dara dul ay erreur de transcription moom la am te loolu ku nekk lay dal ma di Kenya waxoon naa ni moom bu fekkee ne waa PDS yi nekk Touba jàppale nañ ko dana am wéerukaay ndax PDS mi ngi fépp ci Sénégal te murit yi nekk Touba bokk ci PDS am nañu fekk seeni nit maa ne kooku tam dana mën a jàll waaye ñi ci des yaakaar ne am nañu xaalis rek ba noonu jënd nit te amuñu benn base mais dañuy sonal seen bopp loolu moo tax ñu salit ndax xaalis bi ñu ci def li jax doo xaj ku ne yaakaaroon ne yàgg fa bon et puis bi ñu gisee xam ni parrainage bi dana metti malgré xaalis bi ñu yor ñu topp jox leen fichier bi ndax boo leen joxee fichier bi président yi am na fichier bi ñun amuñu ko kon bokk dana ko war a jox ne loolu waxoo ko daanu ci saret la ndax parrainage lan la mooy da nga dem ci électeur bi day am carte électeur am mu jox la carte électeur am nga bind mais kooku ki yor carte électeur am mi ngi ci fichier bi moo tax ngay dem ci fichier bi di ko seet demal seet mu jox la carte électeur am nga gis nga jël carte électeur bi bind waaye bu fekkee ni yow loolu defoo ko am na ñoo xam ne sax doon ci ancien fichier bi nga xam ne moom la ñu révisé woon ancien fichier ci la ñu jël rek toog di copier foog ne danañu jàll loolu tappale yooyu moom mujj feeñ Sénégal yëpp xam ni ñii am ñu wérukaay am nañu xaalis bari nañu tiitar di wut tur ne maa ngi fi te nekkuñu fenn loolu mooy wax ji loolu moo doon métti jeex na tàkk mais aussi monsieur Sène surtout suñu Idrissa Seck comme ni ñu koy waxee rek Idrissa Seck xam nga bon moom it jàll na mais lenn dañ ko nemmali ci moom temps yi yëpp parce que dégguñu ko fenn xamuñu lu xew
mais li gën a bëri daal presse conférence yi muy def yëpp soit mu yónni Béthie Fall wala Abdourahmane Diouf mais est-ce que moom mu ngi ci dëkk bi est-ce que dafa wëri wala. mani mi ngi ci dëkk bi xam nga dañ ne ndóbin ku mu rëy sa maam boo ko si lu ñuul daw yéen Idrissa dafa wax ba wax ji ëpp ko doole yàqal ko lu bari. donc ça veut dire bi mu duggee ci Màkka ba yëf yi ëpp ko doole. la ne kon boog man naay wax lu gën a tuuti ci àddina. fii élection yi daal naa fexe ba lu may wax lu ndaw lay doon te du bari. gars yi dañoo tëj loolu moo tax bu waree communiquer ci ay cadre am la koy awale. waxkatu njaaxoon na pour que bañ a juum ndax moom boo waxee rek tarxiis. loolu moo tax mu noppi de. gis nga tam ki ko wut ci coow lu bari li mooy Ousmane Sonko. waaw. gis nga na la wóor ni gis nga dimanche non barki démb bi ne ñoom bi ñu def seen meeting opposition. donc doo faral mu ne non dama xaw a feebar dara jotu ko. lenn moo ci nekk dafa wax boo ko ji ëpp. dégg nga de wax ji ëpp tóoru ci kawam nag mu joom mi xamatu nu muy def. jeex na. gis nga ni Idrissa Seck defoon ba ne ko ne Bakka ak Makka ba moom problème. le lendemain xamu fu mu dem mu ne maa ngi dem seeti sama benn am di jàmm bu ne Touba benn sëñ Mbakke. waaw. soo ko tam waxee noonu dafa jóge ci meeting bi rek maa ngi seeti sama benn am di jàmm sama xarit bu ne Touba benn Mbakke. rien que pour daw parce que xam nañ ni wax nañu lu ëpp te wax ji mujj na dellu seen kaw. loolu mooy dootoo fi déggati Sonko de. fii campagne bi delloo xool. d'ailleurs sax mooy suñu deuxième point parce que mooy li ay di njàmbat parce que dëkk bi yëpp tey li ñuy waxtaanee mooy Sonko bon Sonko kenn ñemewuloon wax Sénégal ku wax mu dal sa kaw. accusé na assemblée nationale naan ko xaw ma nit ñi député bu nekk ñu ngi koy waajal 10 millions. voilà de pétrole bi jàppal fii président te il fallait rakku président affaire yi demee noonu donc léegi gis nañ ne aussi ce problème là bi nga xam ne vraiment léegi day na waar sénégalais yaa ngi ciy wax bu baax a baax mais léegi aussi ñuy diaspora bi vraiment bëgg nañ cee jot ngeen wax ñu exactement li xew foofu lan la ñu xamul ñun waa diaspora bi loolu la. gis nga àddina du dara te yàlla moom moo gën mën a seetaan waaye day yaraate de. dan la seetaan waaye dan la yar gis nga Sonko dafa jóg commencé di tuumaal nit ñi. bu nga wane ne moom moo fi gën a set moo fi gën a bëgg réew mi mooy nit koo xam ni mu ëpp éthique mu ëpp valeur ci ñi fi nekkoon ñëpp ci Sénégal. ñi fi nekkoon ñëpp ci Sénégal dañoo teg alalu réew mi sakkal ko pexe waaye moom bu ñëwee boo ko fi tegee yëpp dana set koom-koomu réew mi dana ko aar te ñi fi nekkoon ñëpp jaral na ko ñoom jar nañu fusillé. xam nga wax boobu bu ñu ko waxee Sénégalais ni waaw kii moom lu ko jot. ñun kat waxee fusillé kat yooyu ñun bëgguñu ci. alors moo retiré wu dem ci beneen sujet wax dal ci kaw Mamour Diallo bu impôt ni voilà moom waroon ko interroger ci 94 milliards yi nga xam ni doomi aadama yi ñoo ko am nañu ko moom fi ci Sénégal mu état bi fay ñu moom war a fay ba pare te kenn gisul xaalis bi fu mu jàll. ndekete yoo d'abord état bi génnewul benn dërëm. deuxièmement Ousmane Sonko moo démarché ñi nga xam ni ñooy borom suuf si. moo leen démarché pour def ak moo ñoom contrat. ni leen su ma leen téeméeree seen 94 milliards yi. ngeen fay ma ci 12%. mani loolu ba mu koy def fekk na borom suuf si jaayoon nañu seen li nga xam ni mooy seen créance mooy bor bi mooy leen mooy document yi nga xam ni ci li ñu war a wéeru pour ñu fay leen seen suuf.
donc créance yooyu dafa amoon société bu mu ko jaay pour 2,5 milliards. Sonko ñëw ni leen gis ngeen yéen man mën naa leen amal lu ëpp ndax 2,5 milliards yi leen jox valeur terrain bi 14 milliards la kon bokk da ngeen di ñëw ci man ma toppatoo ko génne xaalis bi ngeen fay ma 12%. ba famille bi mu am ci famille bi ñu ko ne waaw ay ca ñi ci des ni déedéet waaye moom mu bëgg a def pression parce que dafa yaakaaroon ni xaalis bi fay nañ ko ba Mamour Diallo wala ci waa ngóor gi daal ñoo am fu nu ko làq pour que moom bu defee pression médiatique ñu génne xaalis yi moom mu am ci 12%. waaye li nga xam ni ay yëf yi ñëw jaaj la mënoo fexe Sénégal ba ëllëg du feeñ. loolu moo tax mu am ñu gëstu ba gis mbir mi ni mu tëddee biñ ko génnee la commencé jëfur xamatul lu ma Pape Alé Niang mi nga xam ne mooy xaritam 2STV moo ko invité ak beneen journaliste ñu posé ko question ni ko affaire boobu nu mu demee laaj ko turu société am rek mu tagaloog sagoom moo tagale koog sagoom daal di foofu la ñu ñi xam am soupçon commencé nag di gëstu yi fii ba gis lépp ni mu tëddee loolu moo tax foofu amatul lu mu wax amatul lu mu wax kenn déggatu ko mu jëm ci loolu loolu toppoo way Madiambal Diagne nga xam ni journaliste bi nga xam ni bokk na ci ñi def gëstu yi way kooku moom du tekkiwul dara ku ne xam na ni mercenaire la di xaste dan ko ne lii contrat yi wax lii document yi génne dañu bëgg nga àndu ci waaye di xas Madiambal Diagne motu ko Madiambal Diagne doon ko jàngal Sénégalais yi xam na mooy kan yow mi xam ni da nga bees da nga ne yow ko bees nga alhamdulilah da nga comme da nga am valeur yu jeex bu xaaj yow kay loolu bëgg nga wax nu lii nu mu mën a xamee nu mu mën a demee ci foofu nag la beneen affaire génn mooy affaire wu pétrole bi Tullow Tullow Oil benn compagnie britannique waaw ndegee compagnie britannique boobu moom ak Frank Timis ñoo doon xëccoo fi mu doon gëstu pétrole ci temps Ablaye Wade ak Karim ndekete yoo tool dafa njuuj jaajooj ba Karim Wade exigé ko mu indemniser Sénégal de 1,5 milliard ca temps yooyu daal di jox affaire bi Frank Timis dégg nga de waaw ñu génne ci presse bi rek ne waa jooju moo entreprise britannique boobu moo ger Sonko pour da koy jàppale pour que ndax ku ne dégg na Sonko toppoo moom bu nu ko falee contrat pétrolier yëpp da koy tas defaat yu bees da koy renégocier kon boog xam naa foofu la waa ji dugg rek ni ko yow kay daal a jàppale pour boo gagné ñu seet mbir yi ma ne loolu bu mu génnee ba léegi nag ci la gën a janaxe ñeenti loolu am na wala amul kenn déggu ko ci loolu buy génne ay caricature président di wane ni moom dafa tiital Macky ba Macky mi ngi wut ay lay ma ne wax ji lii la du man ak du man du man yëpp man la wala du man yëpp li wolof dee wax werante koo xam tekki tubéy moo ci gën a gaaw moom daal am na ñaari tumba yoo xam ne yàq na deram ñu bari ñu ko gëmoon fii Sénégal ñu ngi toog mu ndeke ngóor si nii la mel ndeke ngóor si moom làmmiñ bu neex rek la yor voilà man loolu lay dégg ci léegi ci population ñu koy wax kii làmmiñ bu neex rek la yor kon boog moo tax Sonko ci meetingu opposition bi
dafa ni muut ngaangul jox noonu ko parole mu ni dafa xaw a feebar. Ousmane Sonko dana raté tribune yu mel noonu. doy na waar de doy na waar. mu ngoog. mais gis nañu monsieur Sène dégg nañu ne aussi muy proposé naan gars yi mu ngi woo gars yi pour ñu boycotter élection yi donc xanaa lii moo leen naxoon ci ginnaaw. ma ne non gis nga daf leen na wolofu attention waxul ni nañu boycotté. na ko jàngat bien leetaram dafa ni ki mu envoyé woon mu fekkee réunion leader yi ñëw na ko ni am na ci leader ñu bëgg ñu boycotté élection yi moom nag pour mu tëj wax ji mu bind leen ni leen bu fekkee dañuy boycotté nag ñëpp ànd ci bu ci ñëpp àndul du mën a jàpp du mën a am kon bokk ne ñëpp d'accord ni dañuy boycotté ñu boycotté moom xam na ni Idriss Seck du boycotté xam na ko loolu c'est clair kon bokk loolu dafa bëggul tëj wax ji ndax bëggul débat bi dem ba moom ci bopp ñu koy woo topp ko ndax yow da nga boycotté wala doo boycotté dégg nga de xam nga bu tëjul woon wax ji noonu ci biir débat yi dañu ko laaj yow ndax da nga boycotté wala doo boycotté waaye moom dafa tëb bind rek ni bu na bëgg a boycotté mais ñëpp engagé wu ni dañuy boycotté ensemble ñi am parrainage ak ñi ko amul ñëpp ñu bokk noo xam ne loolu mënul am gis nga merci fi wolof la ko defee gis nga ko mel ni Sonko boo doo analyser li muy wax ak li muy bind jeex na tag toujours da nga juum gis nga à part Idrissa Seck dans l'opposition gisuma ko fi ku ko gën a xereñ ku ko gën a ñor gisuma ko fi ñi ci des ñëpp dañuy jaay dara jaag yooyu mais moom ak Idriss Seck ku leen gën a xarañ ci communication gisuma ko fi loolu moo tax dañ leen ñooñu ñaar ku leen déglu na leen déglu ak dal absolument donc Sène merci beaucoup première partie bi loolu la woon leeral nga loolu parce que aussi gars yi xam ngeen ne lii yéen a ngi koy dégg ci rajo Benno Bokk Yaakaar wala APR fii ci États-Unis d'Amérique ñu nekk fii ci sunu Afrique technique bi aussi El Hadj Ndaw moo ñu ko yoreel mooy le patron de sunu Afrique donc mais aussi monsieur Sène foog ñu delluwaat tuuti ci ginnaaw parce que ci wàllu économie yaa ngi ciy yëngu tamit keroog le président de la République jël na fi benn délégation dem ba France daje fa ak benn groupe consultatif foofu ci Paris ñu ngi doon uti 2,800 milliards mais yàlla def ñu am fa plus de 700 milliards 7,000 milliards. waaw loolu aussi man defe naa lépp ñu lebal lu day nii loolu defe naa du ku nekk lañ koy lebal lan moo waral loolu ban confiance la moo làqu ci ginnaaw. waaw gis nga loolu laa la wax yow tam yaa ngi daanu ci communication ci problème communication. gis nga kenn lebaloon dara. gis nga Sénégal dafa ni son programme bii. 2,870 milliards la ci soxla. gars yi jël engagement ni dañuy bokk ci financement bi. bi na xaymaa seen engagement yëpp mooy 7,000 milliards. mais kenn joxu nu dërëm kenn lebu nu dërëm kenn mooy nu dërëm. donc lépp ay engagement la. ay engagement la. engagement papier verbal. absolument. mais loolu engagement dafay wane rek ni ñoom wóolu nañu programme bi xam naa ne programme bi baax na. très bien loolu mooy mandarga bi mais ñu jóg topp way dañoo yàq sunu bor dañu xaalis Sénégal gis nga jaay na mu Sénégal xamuñu lu ñuy wax. parce que dañuy dégg dara day dégg tël ñu ne dàmm na. oui parce que fii li ñuy dégg fii rek seen suñu doom yi ñoo koy fay xam nga. mais xanaa bala nga koo fay nga leb ko. yow dañ laa dikk ni gis nga ñi engagé ni dañu ñëw financé. ñun soxla wu ñu jël lépp dañ ne 2,875 milliards dañ soxla. ñi jël engagement yëpp dégg nga bu ñu xaymaa xam nga ñi dañ ni daa joxe 100 ñii daa joxe 1000 ñii daa joxe 3000. loolu yëpp bu ñu leen totalisé mooy joxe 7 millions yi ñuy wax. dégg nga de. mais du xaalis bu nu lebal du xaalis bu nu or pour financer
les 2875 milliards. dafa am ñetti comment dire parti. am na parti boo xam ni toujours dans les bu fekkee ne parti bilatéral mooy c'est-à-dire réewu Sénégal ak entreprise wala banque. bu fekkee bilatéral la bu fekkee banque bi banque multinationale la comme banque mondiale wala banque africaine de développement. ñoom toujours 35% ci li ñuy joxe don lay doon. 65% yi ñooy doon bor. dégg nga de. kon bokk engagement yi BAD jël. ni dana ko def bu fekkee ni engagement yooyu joxe na ko 35% yi don lay doon. 65% yi mooy doon bor. bor à des conditions très douces parce que ñooy conditions yooyu ñooy gën a woyof condition boo demee sur le marché monétaire. dégg nga de. bu fekkee Chine moo ñëw moom non seulement la même chose 35% yi don lay doon mais crédit mooy gën a woyof sax crédit BAD ndax mooy ëpp diir et puis taux d'intérêt bi du ëpp 2%. incha allah kon boog bu ñuy toppoo bu ñu jëlee xaalis si ñooñu dañuy sunu bor sunu endettement xam ji lu ñuy wax. bala ñoo xam ci biir dina demande financement bi lan moo ci bor ak taux d'intérêt yi ñaata la. bala ñu ko xam mooy ñu négocier financement programme bi ba pare. mais ci diggante bi wax bi ci rek la ñuy wax dara. jeex na teg voilà donc côté boobu aussi vraiment dal na loolu la ñu bëggoon mais aussi temps baa ngi ñuy jot mais aussi comme que tamit ingénieur agricole nga foog aussi ñu dellu tuuti ci agriculture bi surtout fa ñu jëlee woon mbay mi dans les années 2012 ak tey fi ñu toll léegi lan nga ñu ci mën a dolli côté boobu aussi ci seen. gis nga mbay mi moom fa na ko jëlee 2011 indi ko fii man naa wax ni ful nañu ko ñetti yoon bu dee gerte gi bu dee dugub bu dee ceeb waxutuma nag dese bi bu fekkee ni dugub la man naa la wax léegi ay chiffres yoo xam ni kenn mënu ko weddi ndax dana ko bind ci rapport non seulement rapport au Sénégal mais rapport banque mondiale yëpp da ko bind. dina nga 2011. 2011. Sénégal ci une seconde Sénégal céréales yëpp mooy dugub. ceeb mboq céréales yëpp Sénégal mi ngi ci defoon 1,916,000 tonnes. 1,916,000. dégg nga de en 2018 en 2017. céréales yëpp ñu ngi si def 2,865,000 tonnes. kon bokk xam nga kii ful nañu ko presque ñetti yoon. waaw. ci céréales yi rek dégg nga de. absolument. bon bu fekkee ni ceeb la. parce que ceeb la ñu ni gën di wax. en 2011. ñu ngi doon nekkoon ci 405,000 tonnes 800. 405,000 tonnes 800. en 2017. ñu ngi 1,007,000 tonnes 227. macha allah kon bokk xam nga di presque ful nañu ko ñetti yoon. kon bokk bu dee vraiment ci mbay mi. gàcce ngalaama amuñu lu ñuy wax. macha allah te boo xoolee njëg yi. njëgu gerte gi. ñu ngi jógee 165 kilos par tonne léegi ñëpp ko gis mi ngi ñaata
200 francs par tonne. 210. kon bokk par kilo du moins par kilo. kon bokk ku ne xam na ni bu fekkee ni li ngay bay yokku na. sa njëkk yokku. kon bokk sa am dana mooy gën a yokku. moo tax ñu ni ñun wax dëgg yàlla. macha allah baykat yi non seulement seen koom-koom yokku na. mais seen pouvoir d'achat aussi. gën a taxaw lu tax. ndax njëkk produit yi ñuy dundee. ah muy ceeb muy suukar muy diwlin. même muy transport. fa nu ko jëlee woon 2011. am na yu ci wàññiku mais dara yokkuwu ci. dégg nga de yow sa koom-koom sa koom-koom yokku njëkk yi ngay jëfandikoo nekkoon fa mu nekkoon njël benn wala wàññiku. surtout ñi nga xam ni ci monde rural ñi ngi am courant. te loolu boo gisee li nga xam ne mooy presque 70% des ménages am nañu courant. courant bi wàññi ko na de 10%. ma ni kon bokk ku ne léegi baykat yi ci durant mandat Macky Sall dañoo dellu ginnaaw. par rapport ak fa Abdoulaye Wade bàyyi woon. xam nga ñoom dañoo wax lu leen neex. en tout cas monsieur Sène gis nga aussi les bons impayés là loolu déggatuñu ko mais sa camarade a ngi ci ligne bi Idrissa Sylla nuyoo ak Ibrahima Sène. waaw Baboy. waaw. na ngeen def allo Idi. ñu ngi lay ziare. doyen maa ngi lay nuyu. allo Idi ça va. ça va maa ngi lay nuyu vraiment kontaan nañ trop si sa ñëw bu tey si rajo bi. non man kay maa kontaan te maa lay remercier. parce que lu njëkk njaagate yaay njaag. absolument vraiment merci beaucoup. waaw loolu moom am na mais li nga moom nag li gars yi di wax nag ñu ne aussi dugg nga mooy alors ñu ne ñam na ko neex na bàyyi na ko loolu dinañ koy dégg toujours sa nit ñi bon parce que vraiment sa ñëw bi tey wettal bu rëy la et puis ñu ngi si jëlee vraiment xam-xam am na détails yu bari yoo fi wax si li la Babou jot a laaj si dossiers yi yoo xam ni xëy na sax ñu ngi koy soog a dégg si yow. donc loolu vraiment lu am solo la ba tax na jàppal na rek ñun daal dinañ lay faral di soxla bu baax a baax si suñu temps d'antenne bi parce que mën nañoo jàpp ne tey mooy ñaareelu émission bi. absolument. alors dimanche passé lañ ko tàmbali mu nekk une heure boo xam ne dañ ko jagleel donc Benno Bokk Yaakaar. képp koo xam ne kii mu ngi taxaw jàppale le président Macky Sall. comme ni ñu ko waxee jàppale président Macky Sall jàppale Sénégal la jàppale sa bopp la donc loolu mooy une heure d'antenne bi am avec suñu doomu ndey suñu doomu baay donc El Hadj Ndaw di ko nuyu moom bu baax a baax. macha allah moo ñu yaatal fii muy suñu Afrique donc suñu Afrique bu El Hadj Ndaw moom moo yaatal Benno Bokk Yaakaar jox ko 3 heures du matin ba 4 heures du matin. nekk donc 8 heures ba 9 heures au Sénégal. alors de telle sorte que foofu aussi dina neex trop pour ñun nekk mbégte bu mag nekk aussi mbégte si auditeurs yi. pour que nga mën ñu si aussi yow it. jàppale féete nga ñu mag féete nga ñu aussi xam-xam ëppale ñu ko de expérience politique waxuñu ko. alors de telle sorte que foofu aussi dina nekk lu am solo pour ñun ñuy mën di jokkoo ak yow si xam nañ ne amuloo jot parce que Sénégal fa nga féete si PIT ak coalition Benno Bokk Yaakaar ak li ñuy dëgmal nii muy campagne bi xëy na si jot du bari mais nag luñ si mën a sërxe rek vraiment dina nekk suñu contenté bu baax a baax. waaw léegi si la teel ma ligne bi rek am na suñu beneen camarade bu nekk ci ligne bi muy Ahmed Sarr aussi dafa naa bëgg na. Ahmed Sarr ñu ngi ak suñu camarade Ibrahima Sène depuis Dakar léegi Ahmed aussi bisimilah 10 minutes moo ñu dese. waaw merci Baboy vraiment ñu ngi nuyu. allo. questions économiques. allo allo yaa ngi dégg. waaw ñu ngi lay déglu. vraiment di rafetlu ñëw bi mu ñëw fii ci plateau bi. waxtaan ak Sénégalais vraiment leeral lu bari
ñu ngi koy apprécier vraiment déglu ñu mu wax. Il a éclairci beaucoup de questions yu gars yi di laajte di lam-laame comme il l'a si bien dit. te di la vraiment di la seedal ne Idrissa est en train de faire un excellent travail. suñu la amee tey moom moo tax. parce que baax na suñu am ay kàngam yu mel ne monsieur Sène qu'on connaît très bien au Sénégal. pour ses positions ak bind yi muy bind. que man personnellement j'apprécie bien. dama koy suivre yàgg naa ko suivre. donc vraiment ñu ngi koy apprécier waaw mais benn laaj rek laa ko bëgg a laaj avant muy dem Baboy si soo ma ko mënee permettre. oui allez-y Ahmed. parce que coow li bari na trop naan Macky Sall day daanu Macky Sall xam nga suñu opposition bi rek day woy Macky Sall day dem deuxième tour. quel est votre ban sentiment ngeen ci am au vu de toutes les réalisations du président bi def yow nan nga xalaatee ne nu te ci outcome bi comme noonu ñu koy waxee en anglais foofu la ñu jëm ci élection 2019 ban jàngat nga ci am noo ko gisee nag géopolitique bi nu mu demee ni oui man tam maa ngi rafetlu sa intervention ak wax yu baax ci nga wax jëmale ko ci man gis nga nag bu kenn fàtte ni élection lamb la ko dem ci lamb ji rek da ngay wax ne su ma demee may daan ki may bëreel dinaa ko daan ñëpp koy wax na ko ñu ni rafetlu wax yooyu mais li ma mënul dégg nag te mënuma ko nangu mooy sama mbër mi su ma daanoo dana ko sàccal déedéet su mbër mi may bëreel su ma daanee dana ko sàccal loolu mënuma ko dégg ndax booy bëree na nga nangu daanu na nga nangu ni mën ngaa daan na nga nangu ni mën laa daan waaye yow kenn mën la daan ki ngay bëreel bu la daanee rek dana ko sàccal loolu xelu nit mën na ko nangu maintenant loolu bu ñëwee suñu politique bi dëgg dafa am opposition ñaari mouvement boo xam ni ci PDS la bootu ñoom xam nañ ni Karim du mën a nekk candidat ñoom xam nañ ko loolu moo tax ñoom bëgguñu ko élection am def na noonu lu nekk nag ñu ngi xub ñu ngi wax ñu ne ñoom daal puisque Karim du nekk candidat kon élection du fi am xam nga ñooñu ku leen dégg xam ni fitna moom lañu bëgg a yëkkati ci réew mi ndax Sénégal ku fi teree ku jóg ni da nga fay teree ñu def élection da nga sonal sa bopp indil fitna waa réew mi. beneen moom mooy ñi nga xam dañ ni dañ dem élection mais ñoom duñu nangu mukk ni Macky gagné na premier tour. ndax bu nu gagné premier tour mooy dana ko sàccal. ndax dana ko sàcc ndax ñu ni fichier électoral bi ndax le ministre de l'intérieur ndax oui yooyu ñaar lay gën di wax ministre intérieur ak fichier électoral bi ak code électoral bi ni mu tërali mbir yi. loolu dama ni man ñun bi nekkee opposition en 2007 ñu dem élection présidentielle ñu yaakaar ni Ablaye Wade dafa am nu mu doxalee ba sàcc élection yi ba barewoon ci coow dañ ne ñun législative yi bi ñu ñëw dans 6 mois bu fekkee ni Ablaye Wade toogul ak ñun ñu càmbar résultat élection 2000 élection présidentielle yi bu fekkee ni toogul ñu càmbar ko ñun danay boycotté législatif. Absolument. waaye nekkul fi toppoo voilà législatif du fi am ndax nii ndax la non loolu da ngay indil sa bopp coono ci réew mi fet na ñun dañu jóg ni ñun kon bokk dañuy téye suñu loxo bokkuñu. ñu bari gëmuñu ko woon. mais ñun ñu wane ni
vraiment duñu bokk ndax Abdoulaye Wade ni mu ko doxale ànduñu ci loolu bu na ko waxee mais am nañu terewul mu am ñu dem bokki par exemple maam kii am Mamadou Lamine Diallo Mamadou Lamine Diallo bokk na ci dem élection foofu la mi nekk député ñun bi ñu génnee ne duñ dem moom dem na pour nekk député kon boog bu toogee fii léegi topp ay procédure électorale transparence te ñun procédure électorale ak transparence mu doxoon ñu boycotté moom mu dem bokk ci pour nekk député léegi mu ñëw bëgg jox ay leçon xam nga dafa ñaaw. oui donc Ibrahima Sène ñaari mouvement yooyu xam naa temps baa ñuy jatt quoi léegi defe naa 2-3 minutes moo ñu dese mais am na suñu benn camarade bu nekk ci ligne bi rek mu posé la benn question nga tënk ko rek ci ñetti minutes. waaw Khady Ndiaye bisimilah. waa kay Baboy merci maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu Ibrahima Sène suñu camarade de coalition. Tout d'abord dañ lay comme ni ko ñëpp waxee rek Ahmed Sarr dañ lay fësal liggéey bi Idrissa Seck di liggéey ci coalition bi mi ngi liggéey sur le terrain. Idrissa Sylla toujours damay juum. madame dëgg ma wax la ngay wax de. juum nag sama mbokk waa toujours la waruma juum. Idrissa madame dëgg ma wax la ngay wax de. déglu mani dañ lay fësal liggéey bi Idrissa Sylla di liggéey. waaw. ci biir coalition bi sur le terrain ak ci biir communication. nee na dañuy seedal liggéey bi nga xam ne Idrissa Sylla mu ngi koy def. dégg naa ko. dégg naa ko. yaa ngi may dégg. waaw parlant du boycott aussi dañuy menacé rek boycotté wuñu dara. dara kay. parce que lii dañ doon wax ci affaire boycott dañuy boycotté parrainage da nga leen a gis ñu boycotté. résultat parrainage ñëw. ñu commencé ku nekk di contester noonu donc lay demee waat ci élection yi fi mu nekk. il parle de boycott parce que wóolootuñu seen bopp. merci donc bañ doon xëy xam naa ne yow ñeme naa la coupé parce que jeex na temps bi. jeex na waaw bébé amul problème léegi voilà léegi voilà très bien. amul benn problème Babour ñoo far. voilà mu nga comme si la ni mu ko waxee rek Ibrahima soxla nañ la lool ci terrain bi donc danañ la jëlaat mais ci benn minute rek nga tënk rek lépp mu jeex quoi benn minute merci Sène. voilà li may tënk rek mooy dama bëgg seen xel dal te xam ni ñun nanu def luy sunu warugar luy sunu cër nanu ko def pour que sunu candidat ñu fal ko au premier tour le 24 février. maintenant ñi ci def ku jéem ne fii élection du fi am mais non seulement da nga am affaire ak ñun benn bokk yaakaar mais da nga am affaire ak institutions yi ndax les institutions sont là pour que calendrier républicain ñu respecté ko normalement ku ñëw nag ni du fi am bu ñëwee yow yaay teg sa bopp coono indi fitna réew mi te loolu yaakaar naa ni réew mi duñ ko seetaan. absolument voilà. donc merci monsieur Sène vraiment wax ji rafet na te puis dal na te puis ni ñu ko defee ne woon rek noonu nga ko répondre et comme si la ni mu ko waxee rek donc dootuñu la gëj. voilà donc merci encore Sène ak ñi participer ñëpp ñu ngi leen di remercier. allez merci beaucoup la semaine prochaine. voilà merci Sène. merci. ok merci beaucoup. waaw gars yi aussi bu ngeen déggee boo ma kiiwalee tuuti rek musique bi voilà léegi aussi di remercier aussi son excellence le consul général moom aussi moom it mu ngi ci mbir mi mu ngi jàppale bu baax a baax parce que aussi lu kiiw rek waxu ko quoi donc même buñ ko kiiwul aussi foog ñu wax ko parce que ñun li ñuy def mooy politique donc loolu la incha allah donc son excellence ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci participation bi ak jàppale bi yëpp quoi. donc El Hadj merci li jiw la jeexal jógu fa ba semaine prochaine incha allah donc gars yi les tensions na wàcc tuuti quoi mu ngoog mbir maa ngoog merci.